News International sur le sport, la culture, religion, politique et les faits divers, les people, société, l'homme qui est mandidor, connecté qui a news. Salam alaikum, Ousmane Fall Jordan, Arc-en-Ciel Musique Belgique, également directeur de publication du site Art News International basé en Belgique. Donc tey ñu ngi Paris, ñu am fi beaucoup de plaisir fekk fii sama xarit, sama rak, sama jarbaat, sama fils comme ni ma koy waxee Sidi Diop. Mu nekk nit ku baax, nekk un artiste également talentueux, ñu amoon plaisir pour dalal ko. Donc Sidi ñu ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyoo. waaw grand maa ngi lay nuyu, man tamit maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo toog di ma seetaan que mu nekk Sénégal que mu nekk partout ci monde bi képp kuy soppe Sidi Diop rek maa ngi lay nuyu di la wax ni dalal ak jàmm. J'espère que dinañ am émission bu neex. incha allah yàlla nañu ko yàlla defal. amiin donc ñu dem directement ci question première question bi mooy Sidi yaa ngi Paris. ouais. Donc am na événement boo xamante ni tombé na ko fi muy Bercy bu grand bi Youssou Ndour. Donc ñu bëgg nga expliquer nu tuuti say tànk lan moo tax nga nekk Paris présentement en ce moment. waaw bon tout d'abord damay rafetlu question bi ñun nag dañ ñëwoon ànd ak label bu tudd Subatel Musique nga xam ne instant yi moo nekk en vogue. dañu ñëwoon ànd ak suñu manager Géki ànd ak aussi les autres artistes ku ci mel ni Ibro Nadio ku ci mel ni Sidika demoon ci benn festival boo xam ni moo tudd Rio Loco di festival boo xam ni depuis suñu jamonoy papa yi la donc àdduna di dox ba ñun ñu participer ci waa Subatel Musique foofu la ñu jógee Toulouse fa la ñu nekkoon mardi mercredi ak jeudi mais vu que ni lundi la ñu war a dellu suñu papa aussi di jouer waale fii Paris donc lundi la ñu war a dellu ñu ne pourquoi pas ñu ñëw fii comme que daf ñu invité woon ñu ñëw fi soutenir ko en tant que doom ñëw fi soutenir ko en tant que xarit en tant que soppe moo tax ñu ñëw fi comme un sénégalais aussi parce que kooku suñu icône la suñu miroir la dañuy seetu ci moom moo tax ñu ñëwoon fi pour jëmmal bisam pour dooleel bisam wane ko say sët say doom say soppe ñi ngi sa ginnaaw di la gunge même bu ñu wayut ñu ngi koy gunge ci jëmm ak ci xol. jërëjëf rafet na macha allah. Donc beneen question bi mooy du ma wax man mais xëy na sénégalais yu bëri. li ñu la découvrir mooy sa bi ku ko moom. dëgg la donc je pense que ñu bëri ci loolu lañ la découvrir diggante bi am na ci ay jéego yoo xamante ni teg nga ko. mu amoon benn question bu précise boo xamante ni dama la ko bëgg a laaj parce que am na benn moment boo xamante ni liggéey nga pour sa bopp. mais tey yaa ngi ci label bu mag di def liggéey bu nice muy Subatel ma ci nuyu au passage sama rak sama xarit muy Mata Diop Subatel au même titre que Mame Cheikh Nia parce que moom aussi mi ngi def liggéey bu rafet. maintenant Sidi dama bëggoon concrètement nga wax ma bi ngay liggéey ak sa bopp. ak tey bi nga nekkee di liggéey ak label ban différence moom moo am. ak yan garantie nga amoon ci label bi loo xamante ni bi ngay gérer sa bopp amuloo ko ci woon. mais bari na parce que olof daf ne ñaara mën kenn te ñett du bëri. bi may liggéeyul sama bopp liggéey naa ba am fu ma yegg mais xam nga tey day mel ni kër boo koy tabax maçon bi day ñëw def li muy def mais nag bu ñu yeggee ci mbirum électricité dañuy woo ki nga xam ne moom moo nekk di liggéey ci mbirum courant mooy ñëw defar. bu courant jàllee dañuy woo koo xam ni moom mooy liggéeyee ci mbirum ndox mu ñëw indi ndox bi. kenn ku nekk boo tollee étape boobu kooku day ñëw bi may toll ci mariage yi ci mbapat yi ci cérémonie yi nga xam ne ñoo doon am ci banlieue yi dama ñëw former équipe bi ak sumay xarit ak sumay doomu nday mais tamit loo gis ci àdduna fondement la mooy base bi te it kii toog nii du ma manager tey il fait partie de mes amis d'enfance bi ñu nekk xale ba tey ñooy ànd donc ñun ñoo formé affaire yi mais bi ñu demee à un moment donné xam ni am na ay mag yoo xam ne bu ñu ñëwee dollee ku ci mel ni Maodo Fall mi toog ku ci mel ni Matar Diop Subatel ku ci mel ni Omaro am na ay mag yoo xam ne bu ñu ñëwee dollee ku ci du wàññi dara da koy yokk te bi ñu ñëwee tamit vraiment indi nañ seen touche indi nañ seen xam-xam indi nañ seen doole ak seen yéene ci suma jëmm ji ba tey ji ku xam Sidi loolu du man sax maa koy tontu. ku xam Sidi 2017 2018 2019 ak Sidi 2022 bi ñu ne di nga xam ne ku yokkul yaa wàññi yokk nañ ma bu baax macha allah. yàlla na la yàgg yokk. amiin amiin lay ñaanal moom la ñuy ñaanal également ñu koy ñaan ñëpp. amiin ma parce que rapidement ci benn question mooy yow ak Ngaaka Blindé. Je vois que vous avez un rapport fondamentalement bien je vois que ay gars yi ngeen mais dama bëgg pour nga wax ma fibre bi lan la yow ak Ngaaka Blindé Guédiawaye bi la
wala deretu banlieue bi wala way bi amaana bu fekkente ni bokk leen li ngeen di def moom ci hip hop la nekk yow nga nekk ci li nga nekk mais beneen bi aussi dafa dina amaat sous question parce que dama la dégg benn jour ngay rap mais li nga def xaw ma ndax xam nga ko wala xamuloo ko mais li nga xam moo gën a difficile ak li ñuy jugé rappeur loolu nga def mooy impro ak freestyle. waaw mais je pense que li nga ci def nice boo xamante ni daf ma surprendre. donc ñu bari hip hop lu ma xam la. parce que ci loolu laa démarré sama showbiz. waaw Ngaaka suma xarit la ma koy nuyuwaale man ak moom nag dañu bokkoon école. Ngaaka du musique moo ñu boole dañu bokkoon école bu tuddoon Sésame. nekkoon Géejawaay ñu màggandoo moom mu nekk ci yoonam ma nekk ci sama yoon. li tax bu ma koy xool damay gis sama bopp dañoo bokkoon même école bu ñu génnaan récréation moom mooy rap man may way donc tey bu ñu demee ba dajawaat ci kaw day wane ni maa ngi liggéey mais moom aussi liggéey na looloo waral ñu amante fling bu may joué day ñëw moom it buy joué damay ñëw n'empêche que nag rappeurs yi nekk Sénégal yëpp samay xarit lañu suma ay direct lañu ñoo bokk couleur donc suma ay xarit lañ suma ay nawle artiste lañ mais Ngaaka yàlla dafa dogal ñu bokkoon école ba pare bokk dëkk Géejawaay donc moo tax ñu am proche boobu man ak moom. macha allah loolu ma koy ñaanal aussi carrière bu yaatu. ak fépp fi mu bugg yegg yàlla yeggale ko fa. am na morceau bi nga xamante ni def nga ko ci Berceau Saloum bi mu nekk morceau boo xamante ni man particulièrement dama ko apprécier d'abord ndax sonorité yi mais yëre yiñ ci sol ak harmonie des couleurs ak clarté image yi mais message bi muy véhiculé mais nga delloo ci njukkal ñi nga xamante ni waa Saloum lañu. mu nekk morceau bu am importance te nekk morceau bu neex également donc li ma bëggoon xam mooy waa Saloum nan lan accueillir morceau bi ak yow ci sa bopp lan moo tax nga taamu morceau boobu pour ñoom féetale leen ko mën leen ko jox ñoom waa Saloum. waaw en fait loolu bor la bu ma doon fay waa Saloum rek. ndax yàlla dafa dogal Saloum bu ma ne Saloum wax naa Kaolack. wax naa Nioro wax naa Kaffrine. wax naa Passy Sokone Latmingué Birkelane dëkk yu ko wër yëpp donc dañu maa bëgg te dañoo contribuer ci sama carrière Saloum bokk na ci dëkk yoo xam ne bu ma fay jouer da nga naan kii fii la juddoo donc ma toog à un moment donné ma ne ñii daal il faut que ma delloo leen njukkal te nag kenn ku nekk ci li ngay liggéey ngay delloo njukkal du ma menuisier du ma mécanicien yàlla baat la ma cërale ma ne nag ñii dinaa dugg studio way leen mu nekk affaire boo xam ne c'est très moderne parce que commencement bi damaa ngoyaan ndaxte ku ne Saloum xam ne ngoyaan foofu la juddoo bi ma ngoyaanee ba deuxième partie bi ma doog ca woy sama benn xarit boo xam ne moom mooy tëggal sabar muy Abou Sala Diéré ma def ko comme que ñun aussi on a tendance que bu ñuy génne benn affaire day àndaal ak benn fecc comme le fait les américains ak ñeneen ñi dañ boo seetloo seen dernier single yi léegi maa ngi gis suma sister di wax ni son bi instant yi mooy def tube li tax mu def tube parce que dafa ànd ak fecc waaye ñoom américains ak nigériens yi commencé nañu xam ni pour benn affaire nekk it day ànd ak benn fecc day ànd ak benn affaire boo xam ne day neex a mën moo tax son bi maa ngi koy déglu man bi ma ko seetaanee dama gis ne dafa ànd ak benn fecc bu ñuy def ci suuf jug taxaw moo tax man tamit loolu bi ma koy génnee ma gungewaale ko benn fecc suma benn doom njàpp ñëw fecc ñu def chorégraphe bi def ko challenge mu génn toj àdduna donc waa Saloum dañu ma bëgg pour tëj dañu ma bëgg ma xam ne ñii dañu maa bëgg moo tax ma rendre leen hommage delloo leen ko xam nga woy ci suma yaay yi woy ci suma papa yi suma mag yi nekk foofu ak battante yi fa nekk ma delloo leen njukkal ci morceau boobu muy Saloum. jërëjëf si mu am beneen question. waaw moo di que dama lay suivre à chaque fois mais dafa am benn affaire boo xamante ni au finish daf ma émerveillé mooy Sidy jàmbaar nga. jàmbaar nga mooy lépp loo xamante ni sa bët gis na ko. sa fit dina la may pour nga dem jëli ko. en fait da nga ñëw du ma ni pour bousculer hiérarchie bi mais da nga ñëw taxaw pour wax la ne am naa fi place te dama koy jël. Sidy fit bi laa bëggoon nga wax ma lan la kan moo la dee ak lan la dee ak Sidy lu tax nga ñeme. non du question dee kenn déewu ma dafa fekk ni damay faral di dégg olof Njaay naan yàlla du fay mukk du liggéeyloo ku mu namuta fay donc yàlla bu ma joxee baat dafa bëgg lii may way nii ma tekki ci te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu musaane yeew ci li muy njëkk muslu mooy ku ragal man dama gëm yàlla aussi dama ko wóolu juddu naa sama papa wayut sama yaay wayut sama famille kenn musu ci way man ma ñëw yàlla may ma loolu donc don la don boobu mu ma cërale man maa war tracer chemin bi pour arriver ci donc am naa ay royukaay am naa ay nit yu may suivre mais man Sidy dama gëm sama bopp dama gëm ne lii ma def lii ma nekkee nii
jour mën naa ci arrivé moo tax yenn saa bu may génne ay morceaux wala ni may créer bruit Sénégal da nga naan kii dafa am fit wala mais du question fit wala dara dama gëm sa bopp parce que xam naa ne am na luy nelaw ci man te kenn du ma ko yeel man rek maa ko mën a yee. jërëjëf Sidi mën naa ko tuddee fit ba léegi. parce que je pense que bu may wax fit. du fitu defante mooy mais fitu gëm sa bopp la. dëgg la et je te le dis dafa am benn affaire boo xamante ni dama ko apprécier. bon yaa ngi wax léegi aussi également sa papa ma di ko ci saluer di ko ñaanal jàmm Omar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gi yaram. ndeysaan bu baax a amiin yaa baax rabbi amiin donc yàlla na ko yàlla borom bi defal. beneen bi ñu bëggoon xam après festival bi nga jugee. ak Bercy bi nga jugee démb. tey jii aussi war nga nekk méridien président ak grand bi Youssou Ndour incha allah. tout à fait ci after Bercy bi. incha allah donc à part loolu Sidi lan mooy say projet. waaw projet yi bari na ñu ngi waajal suñu deuxième album. parce que benn album rek lañ def mu tudd Ndorteel. leneen li ci des yëpp c'est des singles donc damay profité ci sénégalais yi nga xam ne ñoo ma def tey ni ma mel. sénégalais yi nga xam ne fu ma yegg tey ñoom la. donc damay profité boo déggee Sidi. tu as l'impression que ni def na album yu bari. te benn album rek laa def bu tudd Ndorteel. ñu ngi waaj suñu deuxième album. ñu ngi waaj aussi dem Amérique. ci benn tournée bu ñu fa war a def ak Moget. ci mois de juillet bi. ak août bi. ñu ngi waaj aussi bu ñu ñibbee juillet war nañu dem à Londres géej. war nañu dem Londres. ci benn festival tamit bu am foofu. bu ñu fa jógee aussi war nañu def benn date boo xam ne fii la ci Paris. donc mais comme que Matar dafa bëgg ñu def ci code ba ci kanam. moo tax ma bëgg xaar ba date affiche bi génn. ma doog ci communiquer mais ñi ngi waaj daal date bu mag boo xam ne j'espère que site bi ak suñu sister suñu yaay suñu marraine dinañu ci gunge ci communication bi bu baax a baax a baax. ñu ngi leen di fàttali ñu ngi toujours ci seen émission ak Sidi Diop ci Artnews TV donc Sidi comme temps bi bëriwul du la téye lu yàgg di la remercier d'abord ci temps bi ñu jox. c'est normal parce que xëy na cër la ak respect mais xam na ni jot amuloo ko instant. c'est normal c'est normal maintenant maa ngi lay gis toujours ak Sidika maa ngi lay gis ak Ibra Ñaadu maa ngi lay gis ak keneen donc gis na comme ni ma la ko waxee léegi aussi yaa ngi ak Ngaaka Blindé mais Sidi concrètement comme am na ay xale yoo xamante ni ñu ngi ci sa ginnaaw est-ce que yaa ngi xalaat di leen bàyyi xel wala di def yenn affaire yoo xam ni pourquoi pas yow ci sa bopp produire leen wala loo xam ne dina gis seen bopp est-ce que am na loo xamante ni yaa ngi leen ci bàyyi xel di ko def pour ñooñu topp sa ginnaaw. maa ngi leen ci bàyyi xel bu baax a baax parce que yenn saa ma gis ñoo xam ne dañoo am talent kon ko man fii ma toll dama nekk ci maison de production li ma mën a gum donc nit ki booy wax donc ci ay caméra lañu nekk da ngay def li da ngay wax li nga mën a gum man fi ma toll dañu nekk di ma produire donc pour ma produire day xaw a métti waaye nag dinaa gis koo xam ne leer na ma ne kii am na talent ma jël ko boole ko ak sama producteur waaw comme que góor jàpp ci góor jàpp ci góor jàpp ci yàlla bu yeggee ñu yàgg ci yàlla noonu lay demee voilà mais bu ma ci tollee ba dem ba ibbi sama maison de production ñaan naa ko yàlla comme ni ko Youssou Ndour defee ibbi Prince Art produire yeneen fruits yoo xam ne tey toj nañu àdduna donc ñaan naa yàlla man tamit un jour mu ibbi sama maison de production produire yeneen xale yi nga xam ne tamit soxla nañ ku leen feeñal. jërëjëf le mot de la fin ñu bàyyi la nga wax ñu lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk di la seetaan ak di la bëggee. mais kontaan aussi di kontaan ci yow grand bu cool nga. gis naa aussi relation yi nga am ak artistes yi parce que yaa ngi beneen dëkk mais mi ngi mel ni yaa ngi Sénégal waaw yaa ngi bay sawaar ci ñun. donc ñun amuñu sa fay boo ñu invité lu temps bi xat suma papa daf ma invité léegi Youssou pour ma jaar répétition mais lu mu xat dañu fi jaar di nuyu aussi suma marraine bi toog amuñu seen fay parce que kii taal caméraam di jël sa image di ko diviser pour nit ñi gën la bàyyi xel kooku amoo fayam ku ci mel ni animateur bi teg sa son ku ci mel ni DJ buy animé fu mu toll foo nekk ñi ngi dox ci sa communication donc amuñu seen fay maa ngi leen di remercier di leen wax ni nag bon émission bi dama ci ñëw ak cœur ouvert kontaan na émission bi neex na j'espère que dinañ dajawaat à très bientôt ci date bi may waajal fii biir Paris ñu def boo xam ne day gën a yaatu incha allah. maa ngi nuyu ñëpp waaw. donc waa Belgique chaque jour ñu ne ma kañ ngay ñëw. waaw comme ñëwoon nga fa am loo fa bàyyi. ñëwoon naa fa en 2019 bu ma jumut ñëwoon naa fa ak Modou Lo production donc dinaa fa ñëwaat à très bientôt waa Belgique nañu ma xaar te xam ni seen doom mi ngi ñëw incha allah. waaw kon loo ñuy baaxee ci benn acapella wala benn kii boo xam ne rek parce que comme li ñuy wax pour boucler la boucle. waaw bon damay def ngalam rek tàggatoo ak ñoom comme que instant yi moo nekk di def tendance. sexaloo ma lem sa love bi man moo ma yéem wax naa la baby je t'aime
tontu ma mbaa duma dem duma dem ku nekk ngi jéem ngir diggante bi du dem chéri waaye on s'aime ma baby yo rongoñ tuuru na ca mbëggeel kersa du fa am na lengi yo duma leen topp lañu bëggoon amul suñu mbëggeel romb na di dem ñun ñaar du keneen ku ñuy dégloo bàyyi leen ñu wax mbëggeel jooyloo na ma guddi jooy bëccëg ngir sama cofeel ci yow man jooy na merci beaucoup. Merci Tar. Amin kontaan naa merci beaucoup merci. The news international sur le sport, la culture, religion, politique et les faits divers, les people, société, l'homme qui m'a dit d'or, connecté qui a news.